mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey jii ñu ngi ci quartier général bu coalition Yewwi Askan Wi te Abdoulaye Ndiaye di seen candidat ci mairie bu Louga tey muy bis également bis bu spécial ndax dañuy def un grand entretien kan la ñuy dalal Abdoulaye Ndiaye ñan ñoo koy dalal la presse lougatoise Aline Badara Mbaye nekk ci fi nga xamante moom mooy Njàmbur TV suñu doyen Pape Diakhaté di journaliste bu dootul natable fii ci Louga ak man mii di Doudou Diop wala DJ Dots nekk ci Louga TV waxtaan wi dafay jëm ci élection yu nu dëgmal xam ngeen ni coalition Yewwi Askan Wi coalition la boo xamante ni en tout cas jot nañu def lu bari surtout seen leader ki nga xamante ni moom la ñu mandaté mu war a nekk seen candidat ci mairie bu Louga muy Abdoulaye Ndiaye qui a sillonné pratiquement tout le monde entier Abdoulaye Ndiaye qui a sillonné également Louga ak li ko wër Sénégal lépp ngir jëriñ askanam muy fii ci Louga moo tax tey jii ñu am mbégte tey jii ànd ak moom ci Njàmbur TV ak ci Louga TV chaîne yi nga xamante ni ñoom ngeen préféré ngir waxtaan ak moom fii nga xamante ni moom mooy ci quartier général am balaa ñuy xuus ci waxtaan wi mbokk yi dañuy jox Pape Aline Badara Mbaye mi nga xamante ni moom mi ngi nekk ci Njàmbur TV di journaliste bu dootul natable fii ci Louga moom it mu nuyoo bu paree ñu jox sunu doyen ñun ñëpp muy Pape Diakhaté mu léemu jotaay bi ñuy door a jox nag Abdoulaye Ndiaye mi nga xamante ni tey jii moom moo waral jotaay bi parce que grand entretien dafa am solo dafa nekk événement boo xam ni wala moment boo xam ni le candidat dafay mën a exprimer wu il a eu l'initiative créé ko moom mi nga xam ne moom mooy Abdoulaye Ndiaye di candidat ci élection municipale yi ci fii ci Louga bu Yewwi coalition Yewwi Askan Wi moo tax c'est un événement de taille c'est un événement phare un événement à garder forcément dans les mémoires collectives ndax nag du lu tuuti ki ñu seet si Abdoulaye Ndiaye la ñu seet si et c'est la presse lougatoise balaa ñuy xuus ci waxtaan wi ñu jox Papa Aline Badara Mbaye moom it mu nuyoo. jërëjëf DJ Dot damay nuyoo di wax je me nomme Aline Badara Mbaye comme ni mu ko waxee journaliste Njàmbur TV tey nag mu nekk innovation de taille bu nga xamante ni mën nañoo wax ni c'est la première dans l'histoire de la région de Louga un candidat boo xamante ni day dem ci jongante législatif yi ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 muy wër turu Abdoulaye Ndiaye mu seen partout à travers le monde comme sama confrère DJ Dot si ni mu ko waxee kenn dootu ko présenté innovation de taille la def mu nekk la nga xamante ni style américain moom laa koy tuddee parce que tey jii nii li mu def nii c'est pas évident et c'est pas donné à n'importe qui mu nekk la nga xamante ni dañ koy waxtaane entretien la loo xamante ni internautes yi ñi ni seetaan à travers partout à travers le monde par le biais de Njàmbur TV et Louga TV ñoom ñëpp ngi toog ku ci nekk di ko xaar mu nekk la nga xamante ni askan wi danañ ko soxla ñi nga xamante ni tamit ay militants lan ak ay sympathisants danañ ko soxla Abdoulaye Ndiaye ci question yi nga xamante ni dëgmal nañ ko tout à l'heure dana ci ñëw nekk la nga xamante ni c'est la première fois dans l'histoire de la région de Louga ñu def benn innovation def entretien jël presse locale bi jëmale ko rek ci li nga xam ne mooy laaj yi di jox rek ki nga xamante ni moom mooy sama doyen Dot junjun na ko léegi nii dama koy bàyyi rek jébbal ko kàddu gi moom mu léemu parce que tey bu ñu fi toogee moom sax lañu waroon njëkk a jox kàddu gi muy yëkkati yi maanaam ay kàddu waaye rek doon nii rek tungu ni du teew ñuy nataal dañ koy jox kàddu gi ci kanam tuuti danañ dem ak Abdoulaye Ndiaye moom mi nekk candidat à coalition Yewwi Askan Wi au niveau de la région de Louga ci innovation de taille bi. Merci Papa Aline Badara vous êtes partout dans la diaspora di nous seetaan Louga TV Njàmbur TV vous êtes à Louga au Sénégal vous nous suivez on est en direct fii ci quartier général bu coalition Yewwi Askan Wi ñu jox sunu doyen Papa Diakhaté mu léemu jotaay bi après ñu jox nag li nga xam mooy sunu invité tey jii un invité de marque Abdoulaye Ndiaye di candidat coalition Yewwi Askan Wi doyen kaddu gaa ngi noonu. jërëjëf Doudou maa ngi leen di remercier bu baax di am mbégte trop ci ànd ak yéen yow ak Aline Badara ngeen samay ay jeunes frères di sama ay collaborateurs pour ñu war a mener ensemble jataay bi gannaaw loolu nag damay nuyu ziar waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñi nga xam ni ñoo waral bis bi di leen féliciter aussi ci format bi du ma répéter sax ni ngeen ko waxee mais lii moom guléet la Louga c'est la première fois ñu gis benn acteur politique woo ay journalistes ne leen nanu waxtaan poser leen question bu leen neex kon vraiment dañ koy saluer
di am yaakaar aussi que ni yeneen acteurs yi danañ ci mën a inspiré wu pour que yoon wu mel nii mu gën a yaatu ba askan wi gën ci mën a jariñu kon Abdou Lahad Ndiaye gannaaw ba ñu la nuyoo yow aussi ziyaar la bu baax di la féliciter ci choix coalition bi ni ñu la jëlee def la candidat pour nga taxawal leen fii ci Louga vraiment dañ leen di encourager di aussi rafetlu bu baax di kontaan ci invitation bi li ngeen ñu boole ci jataay bi kon ma yem foofu antaan naa ñu dugg ci biir waxtaan bi. jërëjëf doyen Pape Diakhaté dañuy dugg directement ci waxtaan bi dañuy bàyyeek président Abdou Lahad Ndiaye di candidat bu coalition Yewwi Askan Wi mu nuyu téléspectateurs yi seetaan Louga TV ak Njambur TV Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité tey recevoir nga nu ci quartier général bi. ñu bàyyi la nga nuyoog ñu seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. DJ Dot su Dudu maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu sa naataango yi nga nar a àndal liggéey bi Serigne Pape Diakhaté sama xarit ak aussi Alioune Badara Mbaye mu koy faral di tooñ naan ko yaay sama journaliste maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu assistance bi di nuyu aussi sunu kilifa yi nga xam ne si ñoo ngi ci assistance bi di nuyu aussi kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal coalition bi te ñëw nañ tey fekk jotaay bi Dudu laata may tàmbali danga may ma nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom lañu nekkal fii ci dëkk bi wolof nag day wax ni ku lim juum waaye tey dinaa jéem a lim moo tax sax danaa ko liir sax xam naa ni s'il le faut waaye nag li tax ma bëgg a lim mooy kenn ku ne dama am ak yow relation particulière te kenn ku ne ma bëgg a ñëw ci loolu nuyoo bi dama koy tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu dëkkandoo yi fii ndax quartier général boobu ngay wax ñoo ngi fii ci kër Baye Djili kër Maam Cheikh Mbaye cité Bagdad sunu QG bii kër Baye Djili lañ ko tuddee loolu xëy na après dinañ ci ñëw sax le pourquoi kon nuyoo bi dañ ciy jiital famille Maam Cheikh Mbaye bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol xalif bi Serigne Sayer Mbaye di nuyu aussi sunu xarit Serigne Khadim Mbaye Maam Cheikh Mbaye Djili Maam Daouda et cetera waa kër Djili yëpp di nuyu famille murit yi nekk ci Louga gi yëpp nuyoo bi ma ciy jiital sama xarit sama Serigne Mouhamadan Mbacké ki nga xam ni ku ne xam na dayam fii ci Louga te bi ñuy tàmbali liggéey bi aussi dem nañ ba gis ko waxtaan ak moom wax ak moom ci li ñu nar ci dëkk bi li ñu bëgg ci dëkk bi ak naka lañ ko defee ñu am ci ndigalam am ci ñaanam am ci bénédiction am ñoo ngi koy nuyu di nuyu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di jël nuyoo bi di ko teg ci xalif bi nga xam ne moo leen fi nekkal muy sëñ Abdou Fall moom it bi ñuy tàmbali liggéey bi dem nañu ba këram waxtaan ak moom li ñu namm ci dëkk bi li ñu bëgg ci dëkk bi ñaan ko ndigal ñaan bénédiction am ci ndigal ba tàmbali liggéey bi di nuyu aussi waa kër Serigne Fallou waa kër Serigne Fallou ñooñu dañu am relation particulière ak man ndax kilifa ya fa ne muy Baye Amdi Sall ak Baye Fallou Sall ñoom ak samay wayjur daanaka ñoo defandoo lépp ci yoonu murit fii ci Louga kon maa leen di nuyu waa kër Serigne Bassirou bu mu nee waa kër Serigne Bassirou dama ciy boole waale waa kër Serigne Louga yëpp nuyoo bi ma koy jël di ko teg ci loxol Baye Atta Mbocc Baye Bass Atta moom it di samay wayjur di nuyu waa kër Serigne Baara bu mu nee waa kër Serigne Baara nag nuyoo bi dama koy tàmbalee fii ci jotaay bi Serigne Mouhamad Mbacké mi nga xam ne ma ngi ci jotaay bi di sëtu Serigne Baara moom lay tàmbalee nuyoo bi waaye it di jël nuyoo bi di ko jox di ko teg ci loxol sama xarit sama conseiller mën naa wax sama lépp muy sëñ Dan Amar sëñ Dan Amar Mbacké ku ne xam na taxawaayam ci dëkk bi maa ngi nuyu aussi waa kër sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma foofu it nuyoo bi dama koy teg ci loxol sëñ Xaadim Mbacké sëñ Xaadim Mbacké mën naa ni lu ma xam ci wàllu daayira fii ci Louga ci moom la ci loxoom la jaar ndax laataa muy toxu kër Serigne Louga bi mu dëkkee fële montagne lépp lu mu def ci wàllu daayira yaa na ko ñun ñoo ko yoroon ñun waa daayira Miftahu Saada di jëdoot
maa ngi nuyu waa kër sëñ Thierno Mountaga Tall di jël nuyoo bi di ko teg ci xalif bi muy Serigne Thierno Bachir di ko jaale gorom bi nga xam ni mooy soxna si Thierno Cheikh Omar di ñaan suñu borom xaare ko àjjana di nuyu famille Tidiane bi yëpp famille Tidiane bi maa ngi tàmbalee ci waa kër sëñ Abbas jël nuyoo bi di ko teg ci loxal sëñ Cheikh Tidiane Sall di ko ziyaare di ñaan bénédiction am di ko nuyu di ko jéggalu aussi sur le fait que ñëwaguñ fa incha allah dinañ fa yegsi te foofu it dama faa bokk ndax samay goro lañu ndax barki démb laa leen may sama jarbaat di nuyu waa kër soxna Astou waa kër soxna Astou xalif bi nuyoo bi dama koy teg ci loxal xalif bi Pape Amadou Sarr di nuyu particulièrement aussi sama xarit sama mag sëñ Ahmad Sarr sama mag la montagne la ñu yaroo ñoo defandoo lépp foofa mu daan ànd ak samay mag moom it di sëriñ ci man di conseil ci man di lépp ci man di nuyu waa kër Seydi Jamil bu ma nee waa kër Seydi Jamil damay nuyu tàmbalee ci sëriñ Moustapha Dia sëriñ Moustapha moom au delà de sëriñ gi mu doon si ñun dafa doon suñu goro parce que sama soxna wayjuram ak wayjuru sëñ Moussa ak wayjuru Moustapha Dia ñoo bokk ndey ak baay démb laa jóge këram démb dañuy waxtaan ci lépp daf may ñaanal daf may soutenir daf may conseiller daf may orienter ci lu bare bare bari maa ngi koy nuyu di nuyu aussi sëriñ Daouda Ka sëriñ Daouda moom it ba ñu nee bëreet fa la njëkk dem daanaka bokk na ci fi njëkk dem ndax li mu doon ci dëkk bi ak dayoom ak ñii nga xam ne si ni ñoo ngi ànd ak ñoom liggéey bi sax fii te ñoo xam ni ak njabootam lañu di nuyu imam raati bu Louga muy Serigne Saliou Dem ñoo ngi koy ziare di ko jottali sunu nuyoo maa ngi nuyu aussi waa kër El Hadj Majib Diop bi yëpp di teg loxo nuyoo bi ci loxol Pape Diop waaye di ko teg particulièrement ci loxol Serigne Alioune Diop mi nga xam ni mooy loxoom mooy porte parole am di nuyu aussi waa ñasee yi nekk ci dëkk bi nuyoo bi ñu koy teg waa ansaaru diin ñu koy teg ci seen loxo ñu jottali ko képp koo xam ne si nii ci nga bokk famille chérifienne bi di teg loxo bi ci xarit bi Chérif Saliou Aïdara yooyu ñu particulièrement Chérif Maodo Aïdara moom yaakaar naa ñaari fan ci ginnaaw laa jógee këram moom it dañoo jàngandoo defandoo lépp di sama conseil di sama lépp daanaka dañuy waxtaan ci lu bare bare rawatina lu jëm ci politique bi fii ci Louga fàttewuma aussi waa jàngu bi muy famille chrétienne yi nekk fii ci biir Louga di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol suñu mag suñu xarit faw mu nuyu aussi autorité administrative yi nga xam ñoo ne ci dëkk bi ndax ñoom la suñu borom dogal lépp tege seen loxo en tout cas le pouvoir temporel mu tege seen loxo donc maa ngi jiital nuyoo bi suñu gouverneur le gouverneur de la région muy El Hadji Bouya Amar maa ngi nuyu aussi monsieur le préfet maanaam sax madame Mariama Traoré moom it di suñu xarit di suñu morom aussi sax macha allah yal na ko yàlla gën a dëgëral di nuyu le président du conseil départemental Amadou Mbéri Silla xam naa su ma déggee sax dine ni gone gi moo yaradiku ndax sama nijaay la Mbéri Silla ak sama wayjur wu jigéen ñoo bokk benn baay donc xam naa ni sama nijaay laa waroon a wax maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di nuyu aussi suñu maire Moustapha Diop moom it di xale di ndaw boo xam ne kuñ jox bu baax di ko delloo wàcc waayam gannaaw loolu aussi damay ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoo ma féete droite muy waa coalition Yewwi Askan Wi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi gannaaw bu ma leen nuyoo mais dama leen di sant aussi dama leen di sant ci doyloo gi ñu doyloo ndax duudu coalition bi ku ne xam na ni ay parti yu baree bare ñoo ci nekk ak ay mouvement te mouvement yooyu ak parti yooyu ku ne xam na ni ay ñi ko jiite ay nit yoo xam ni kenn ku ci ne doyoon ngaa doon meeru dëkk bi kenn ku ci ne mënoon ngaa yor dëkk bi teg ko ci anam
ga mu war a tege te ba mu mat sëkk te teewul loolu yépp sama jëmm ji lañ doyloo ci ma nekk seen candidat donc dama leen di sant di leen wax ni yan bi xëy na neex na waaye diis na waaye dañu ñaan sunu borom kàttanal ñu ba nu li ñu namm ci dëkk bi ak lu ñu bëgg ci dëkk bi ak ñoom it seen yaakaar ju nu am teg ko ci man suñu borom may ñu fekkee ak tal te kàttanal ñu ban mën koo yeggale. maa ngi nuyu particulièrement nag sama famille politique bi nga xam fa laa bokk muy waa Pastef les patriotes li tax ma leen di nuyu aussi mooy ci ay jamono bërki démb dañoo génn ci événement bu tiis muy convoi bo suñu président suñu leader Ousmane Sonko def yoon Ziguinchor bi ñuy wàññiku suñu borom dogal accident am ba ay bakkan rot ci ñooñu ci seen bakkan rot it ñoo ngi ñaan suñu borom yokk seeni leer yokk yërmande ci ñoom di leen jaale di masawu coono famille yi di jaale aussi patriotes yëpp yi nga xam ne ñooy nekk Sénégal waaw kon Doudou xam naa ni nuyoo bi xaw na gudd waaye mënul woon ñàkk ndax Louga ak ay réalité am dëkk la boo xam ne famille religieuse yi yaakaar naa ni mu fi mel yaakaar naa bariwul dëkk bu mu ko mel fii Sénégal donc loolu rek laa bëggoon a def maa ngi leen di sant seen patience kon ñu mën a wéyal waxtaan yi. jërëjëf Abdou Lahad Ndiaye ci introduction bi ku la déglu dana xam ni am nga ancrage bu fort ci Louga bokk nga fi bokk bu wér wante teewul ci mbedd mi ci rajo yi dañuy dégg ñu naan Abdou Lahad Ndiaye mooy kan xamuñu ko xëy na nekkoo fi woon looloo tax ñu bëri umpale la ba jamono yi nga dellusiwaat ak nii mu demee léegi ñu bëggoon rek nga wax ñooñu nga xam ni ñoom ñooy am yu ñuy laaj jëmale ko ci yow kan mooy Abdou Lahad Ndiaye maanaam ci sa jaar-jaar lay aju daal gannaaw li nga xam ni wax nga ko fi yëpp. sëñ Pape maa ngi lay nuyu lu bari Abdou Lahad Ndiaye doomi dëkk bi la li tubaab naan faire ses humanités fii ci Louga laa ko defee maanaam fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa aussi jànge fii laa jàngee sama école primaire maa ngi commencé école 1 yeggale école Jéemeen jaar CMT dem lycée Malick Sall ma jeexal fa sama bac 2004 am fa bac S1 série S1 yàlla dogal suñu borom dogal ma am prescription dans les universités françaises ma dem foofu yeggale fa sama jàng maa ngi commencé ci benn premier diplôme bu ñuy wax technicien supérieur en maintenance industrielle bi formation boobu jeexee dañu waroon a tànn les meilleurs élèves pour ñu dugg dans les grandes universités dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises yàlla dogal ma bokk ci man ak sama benn xarit bu ñuy wax Mohamed Baba Seck maa ngi koy nuyu d'ailleurs au passage bi ñu demee ñu yóbbu ñu école polytechnique de Marseille fa la jàngee fa la amee sama diplôme d'ingénieur en industriel et en informatique bi ma fa jógee def naa benn master recherche ma defee ko Canada entre France ak Canada master boobu maa ngi ko def ci simulation des systèmes complexes lu jëm ci lépp loo xam ne événement la bu war a ñëw rek te muy nekk un événement discret naa du ma dugg ci technique bi loolu simulation yi ni ñu koy defee ba ci élection yi nga xam ne ñu ngi ciy jëm simulation yi ci mën a li mën a xew ak bu xewee ni mu war a demee et cetera xeetu xam-xam boobu noonu moom laa jàngi woon Canada ba ci feu de ndax Canada nekk na dëkk boo xam ne loolu dañ ci am spécialité bu doy waar ndax dañuy faral di am ay lakk ak yu ni mel loolu dañ koy simuler master boobu laa defee woon Canada bi ma ñibbisee France nag falaa tàmbalee liggéey ma liggéey fa juróomi at 2014 yàlla dogal na ni man ci sama jëmmi bopp léeg-léeg dafa mel ne dama xawul a dëppoo ak salariat maanaam ñu def ma employé rek di ma fay moo tax 2014 sama contrat sax jeexul waaye dama ñaanoon ñu arrêté def break pour ma ñëw Sénégal xëy na loolu sax après dinaa ci ñëw ndax xëy na loolu moo waral engagement politique bi mais bi ma ñëwee Sénégal aussi ma investir fi dans plusieurs domaines bi ma ñëwee investir naa ci benn domaine dans la mécanique te sax du woon sama domaine de formation mais bi ma ñëwee rek xool gëm ni mbir yi dañoo war a changer ma amoon samay xarit yoo xam ne dañoo nekkoon dans la mécanique
mais gis niñ doon liggéeyee ma xam ne xëy na ñii mën nañoo liggéey lu gën muy benn. ñaareel ba aussi yàlla dafa dawal ni de temps en temps dama doon jaay ay oto di ko jox ñi nga xam ne dañuy nekk fi Sénégal. dama daan gis ni dañuy am ay panne yoo xam ne fii duñ ko mën a réparer wala ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne dañuy obligé léeg-léeg ñu woo ma bitim réew ma dem ci concessionnaire yeeg yu ni mel te lépp daf doon aju ci wàllu informatique ak programmation ndax oto yu bees yi ku ne xam na ni lépp électronique la. bi ma gisee loolu ma xam ni lii domaine la boo xam ne war nañ ko mën a def ndax jaaduwul ay oto nekk fii ci biir réew mi réparation beeg yu ni mel ñu koy defee bitim réew ci loolu. moo taxoon moom bi ma ñëwee ma créé benn entreprise bu nekk dans le domaine de la mécanique boo xam ne mécanique rapide la doon def mais aussi surtout électronique mu tudd CARES K électronique service mu ne woon Dakar 2017 yàlla dogal ak jafe-jafe dëkk bi li ñu ci bëggoon amuñu ko ci waaye teewul dañu ko garder structure bi ba léegi mi ngi exister mais delluwaat bitim réew ñu delluwaatee bitim réew comme dama ñaanoon bi rek ma reprendre aussi en tant que salarié mais quelques mois laa fa def xam ne lii du sama yëf ci laa créé sama entreprise bi bopp bi ma créé entreprise bi maa ngi ko tuddee STAM maanaam Serigne Touba amul morom laa tuddee entreprise bi maa ngi ko tuddee STAM consulting loolu sax xëy na ci ay xaal moo taxoon lañ nekkoon sax ndax ay jafe-jafe yu ñu xawoon am ak tubaab bi ñu tuddee ko noonu STAM consulting boobu noonu moo waral tey am nañ ci entreprise bu nekk fii Sénégal bu tudd STAM Sénégal ak STAM France ñoom ñaar ñëpp yore activité dans le domaine de l'informatique dans le domaine de la location automobile et cetera ñoo ngi ci yëngu di ci sant suñu borom bu baax. sëñ Pape xëy na loolu mooy ci gàttal rek suñu carrière bu ndaw ci wàllu xëy na formation ak ci wàllu liggéey professionnel mais bi may tàmbali dama ni ci dëkk bi laa dëkk di doomi dëkk bi loolu aussi xëy na fi ma ciy ñëwaate mooy man dëkk bi damay faral di wax ni képp ku fi baax rek sama mbokk nga loolu nag xëy na waxi wolof la mais mën naa ni ñëpp samay mbokk lañu ndax maa ngi soqi ko diggante Kokki Njare ak Bofeen ci sama wàllu wayjur wu góor et ci sama wàllu wayjur wu jigéen mu ngi soqi koo jëleerlu Silla ndax Mbéri Silla mi may dégg ma koy tudd sànq di wax sama nijaay la baayam Joobe Silla ak sama maam bi jur sama yaay Xujja Silla ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar Masamba Silla mi leen jur ak Mandumbe Silla ñoom ñoo sanc jëleerlu Silla ñoom it ñu bokk ci ñi njëkk sanc fii ci sanc ba gii sama yaay man sanc ba la juddoo léeg-léeg sax sama gaay yu Pastef fii léeg-léeg bu ñuy xëccoo sax dama leen di faral di tooñ naan leen da ngeen may jaay mbiru booy sanc ba waaye man maa leen gën a bokk sanc ba ndax man sama yaay sax sanc ba la juddoo sama yaay na ma leen di tooñ naan leen moo leen gën a nekk booy jamono fuuf léeg-léeg bu ñuy tooñante voilà loolu mooy li nga xam ne mooy sama bokk ci biir dëkk bi fii li nga xam ne aussi peut-être mën naa ko leeral aussi mooy ci sama wayjur wu góor aussi diggante Njare ak Bofeen moom it ku ñuy wax maam Mademba Njaay nga xam ni moom moo amoon doom ju ñuy wax Njare bi Njare réeree bu mu koy wër ci la doon def dëkk bu mu dem bu laajtee bu ñëwee ko néew fii mu tudde ko Njare moo tax Njare yi bari Njare Waqi Njare ngi ngay dégg yépp kooku maam la si ñun ak ku ñuy wax Biram Yëmbu Njaay ñooñu suñu ay maam lañu ñoom it Njaajaa Njaay mooy seen maam ñu nga xam ni diggante Kokki Bofeen Caameen foofu yëpp samay mbokk fa ne ak moo tax ma ni Louga xëy na léeg-léeg damay wax ni bu ñu ko doon jaay kenn du mu cëppale donc ñi naan dëkk ci dëkk bi léeg-léeg xëy na wala Louga nag sama am na mag bu baax mu naan ma Louga ku fi ne xam nanu la waaye bu ne la xamuñu la rek dañ laa gisagul demal nga seeti nit ñi loolu la may wax jërëjëf. waaw leer na ku dégg parcours bi nga def xam nañ ni yow modèle nga pour la jeunesse d'aujourd'hui particulièrement jeunesse su lougatoise mais man dafa am laaj mooy laaj question bi njëkk bi rek concernant ci sa investiture au sein du parti PASTEF gis nañ ni amoon na ay quelques polémiques tey ban appréciation ngay def ci li nu mel. waa Alioune Badara sama investiture xam naa xëy na bu Pastef bi ngay wax waaw bu Pastef bi nag Pastef ñun dafa yàlla dafa dogal ne ñu nekk parti bu nga xam ni
bi ñu doog a juddu dañuy wax ni ay parti intellectuel ngeen maanaam da ngeen a bari problème yéen da ngeen a bari ay lijjanti xëy na looloo waral Pastef nekk parti boo xam ne dafa am démocratie xëy na la démocratie interne moo waral coow li ndax Badou xam nga ni bari na parti yu nekk fii ci biir dëkk bi te déggoo fa benn coow ndax lu tax loolu mooy xëy na duma ni démocratie amu fa waaye en tout cas kay fal ma nga Ndakaaru te daan topp leen ci ginnaaw diw ñëpp topp ko Pastef xëy na amul loolu démocratie interne moo fa am démocratie interne bi aussi moo waraloon ñu ni dañuy fexe ba nu ñu amee le meilleur profil ci loolu nag ay coow amoon na ci wàllu critère ci wàllu yu ni mel waaye xam nga démocratie léeg-léeg dañuy foog ni àndul ak tànn wala àndul ak ay critères ak yu ni mel ñoo ànd ndax Sénégal gi dañ naan réewum démocratie la te xale yi toog tey am na si ñoo xam ne tey mënuñoo nekk président de la république ndaxte amaguñu at yi nga xam ne moom la ñu wax ni ku ko amul doo mën a dem mag ñi aussi am na ci ñoo xam ni mënatuñoo nekk président de la république parce que nee nañu léegi ku ëppal 80 ans doo ko nekk nee nañ aussi sax langue officielle bi nga xam ne moom la ñuy làkk képp koo xam ni peegoo ko nañ ko war a peege sax doo mën a nekk président de la république donc loolu ay critères la yu ni mel xëy na léeg-léeg tey buñ ko waxoon di ko bëgg a tënk taxaw ak Sénégal fii ñu ni tey lañ koy tënk xëy na coow dina bari loolu ndax ñi jàngul dañ ni déet du ci dal ndax nee nañ leen ku déggul tubaab doo nekk président buñ ko doon defaat tey coow dina bari lool ndaw ñi it danañ ni déet du ci dal ndax ñun ñi ay ndaw lañ waaye bëgg nañoo doon aussi président wala yu ni mel xëy na looloo waraloon coow li waaye aussi li ma ci wax rek mooy bu coow amee Pastef am nañ instance te instance yi dañuy doxal seen liggéey comme ni mu waree te yaakaar naa sax ñi nga xam ne ñoom lañ seqaloon mbir mi ñoom it ay nit de ay juriste lañu bind nañ la ñu war a bind yóbbu ko ci instance su parti bi aussi ba mu leen di tontuwaat na leen ni leen ni ñu tànne Abdou Lahad Ndiaye amu ci luñ ciy wax lépp jaar na yoon vraiment loolu moo tax bi loolu amee it ñu tàllaloolu loxo ñëpp aussi dem nañ seeti ñëpp aussi ngir dajalewaat Pastef ndax Pastef aussi nag lu ñu mën a wax mooy don de soi moo tax ñuy wax ndax lépp loo xam ne aussi da nga koy def te don de soi rek tax normalement waruñu mën a réeroo voilà loolu mooy li nga xam ne si ni amoon na ci suñu investiture maintenant nag li firndeel ni aussi kilifa yi nekk Pastef juumuñu woon seen tànn aussi mooy coalition Yewwi Askan Wi ñu bokk coalition bi coalition bu mag la te ay kilifa ñoo fa nekk kilifa ya fa ne aussi te ñi nga xam ne si ni ñoo déposé woon ay candidat pour ay candidature pour nekk candidat su ma ci limee ku mel ne Lamine Diaw ak expérience am ak xam-xamam nekk universitaire nekk professeur d'université su ma ci limee aussi ku mel ne Lamine Gueye di directeur général de Corif Microfinance xëy na war ngeen a xam ne kon ñëpp déposé woon am nañu dayoo am nañu aussi xam-xam am nañu compétence te suñu borom dogal na ni ba ñu xoolee ba xoolit ñoom nee nañu seen choix ñu ngi ko porté ci sama jëmm ji moo tax ma xam ni kon xëy na Pastef aussi juumuñu woon ci seenu tànn encore une fois aussi en toute modestie aussi ñu ngi ñaan suñu borom woyofal ñu yan bi te li ñu bëgg yéene ko askan wi Louga suñu borom may ñu kàttanu mën koo yeggale jërëjëf. voilà Abdou Lahad Ndiaye on rappelle que ni tey jii moom mooy ganu grand entretien di émission bi nga xam dañ ko yëkkati doyen Pape wax na ko sànq def naa ni dina war xëy na yeneen politique yi xëy na def ko ndax baptême de feu bi jàpp naa ni am na solo ndax moom ñu fàttali ni moom mooy leader wala candidat bu coalition Yewwi Askan Wi ci élection municipale yi ñu jëm janvier 2022 justement monsieur Ndiaye defe naa ni investir na la ci coalition boobu nga xam ni coalition bu mag la nekk Yewwi Askan Wi wax nga léegi ñi fi ne ñi ko recomposé woon Lamine Diaw Lamine Gueye bu Cori Microfinance tey jii nan ngeen nam ma defee campagne ci Louga ndax xam na ni xëy na Louga campagne fi war nga am ay moyens ñan ñooy seen ay partenaires ci loolu ndax en tout cas taxaw ngeen tey jii pour def campagne boo xamante ni xëy na di ngeen mën a daagaan baat askan wi passer le message que vous voulez passer surtout. waaw loolu su ma lay sant ci laaj bi Louga dafa nekk dëkk bu xaw a particulier ndax yàlla dogal na xëy na candidat yu mag yi ñu fiy dégg mooy ki mooy nuyu sànq mooy sunu maire ministre maire Moustapha Diop ak aussi Mamadou Mamour Diallo yàlla dogal na ni Doudou dañoo tàmm xeetu
politique boo xam ni yaakaar naa mooy waral laaj yu mel ni ñu koy laaj ndax normalement dëkk bu doy ni Louga campagne bi warul woon a mën a sax coûter 5 wala 10 millions normalement war foo mën a yegg waaye bu demee ba naan dëkk bi pour nga campagne fi il faut nga yor ay milliards mooy am na lu ci rax loo xam ne si ni jaaduwul xam nga dama jàpp ni dañoo war a dépasser politique alimentaire bi ñuy def nga xam ni daanaka au-delà de ñaawaay bi mu ñaaw sax dafay tax dëgg-dëgg candidat yu nga xam ni mel nañu ni man xëy na ak ñeneen ñu nga xam ne si ni ay candidat lañu xëy na dëgg-dëgg waa Louga du ñu xam dëgg-dëgg seen dayo wala seen programme ak li ñu am ak li ñu indaale moo tax ñun compté wuñu ci vraiment joxe ab xaalis moo tax yaakaar naa ni campagne bi ni mu waree ak képp ku ñu war a dégg ak képp ku war a xam suñu programme da nga ko xam ndax danañu ànd nañoo ndaw ñoo xam ni dañoo njaxlaf ndax tey composition Yewwi Askan Wi waxuma ko sax waaye su ma ko waxoon da ngeen dégg xëy na après dinañ ci dikk da ngeen dégg parti yi nga xam ne ku leen dégg xam ni ay ndaw lant ay ndaw ñu njaxlaf ñoo fa nekk ñooñu tey jii dañoo prêt pour dugg ci biir dëkk bi dox ak seeni tànk jël seeni moyens bopp ñoom si seen bopp ngir fas yéene xamal lugaatuwaay yi seen candidat Abdou Lahad Ndiaye lan la leen indil loolu xëy na dina laaj tuuti moyen waaye li muy laaj bariwul ñun nag yàlla dogal na ni suñu alal sax bariwul waaye dëkk bi jaral nañu lépp loo xam ne seeni suñu borom dogal nañ yor nañ ko yéene nañ koo def ci campagne bi incha allah loolu benn moyen la boo xam ne mën nañ koo wax beneen moyen bi nga xam aussi mën nañ ko wax muy suñuy partenaire te suñuy partenaire ñi ci jiitu aussi mooy la diaspora ndax bi ñuy tàmbali def nañ le tour de la diaspora def nañu ndax dama doon wax waa diaspora ni leen bëgguma dem benn yoon télé di wax ni maay candidat de la diaspora wala man maa leen di waxal ngeen ni diw sàngam gisuñu ko woon moo tax def naa le maximum li ma mën ci dëkk bu ne ci grande ville yu nekk biir Europe ma dem fa rencontrer diaspora lougatoise ba fa nekk wax ak ñoom wax leen may kan wax leen sama programme te aussi ñoom it en retour dig nañ ñu jàppale boo xam ne fas yéene ñu ko jàppale ñu fàttali aussi ni fàttali aussi ni Yewwi Askan Wi parti yu ko composé su ma leen doon lim PUR Taxawu Sénégal Pastef les Patriotes Bës du Ñakk Grand Parti FSD/BJ AMS bu Lamine Gueye bi ma doon wax sànq le mouvement fatal de Soxna Amy Seye ànd sàmm jikko yi ak mouvement bu nga xam ni moom la ñuy wax VED vision pour l'éthique et le développement ñooñu dañoo am benn particularité boo xam ne tey bu ñu ko doon xool danañ ci gis lu yéeme ndax PUR ku ne xam na kan mooy seen kilifa ak ci lan mooy seen ADN Bës du Ñakk aussi ku ne xam na kan mooy seen kilifa te ak lan mooy seen ADN Pastef moom ma tudd di wax ndax ñoom don de soi lañ wax kenn mus daanaka Ousmane Sonko alalam du ci dem alalu candidat yi du ci dem nit ñi ñooy defal seen bopp Grand Parti FSD/BJ ànd sàmm jikko yi nga xam ne mouvement lañu yoo xam ne tey seen particularité mooy xeex bépp boo xam ne mas nañu ko xeex fii ci dëkk bi mu jëm ci wàllu valeur ak éducation ak lu jëm ci diine ak yar ak teggin ñoom ñoo ko doon xeex fii ci dëkk bi te seen particularité mooy éthique boobu ñuy wax ñoom aussi mën nañ fi ay combat yoo xam ne xëy na après mën nañ cee ñëw mais lu ma bëgg a signaler foofu rek mooy particularité ñi composé Yewwi Askan Wi muy ay parti yoo xam ne daanaka mën nañu wax don de soi bi ñu nekk ci Pastef moo ne foofu ndax boobaak léegi ba ñu commencé fii nga xam ne mooy suñu quartier général lu waay am indi d'ailleurs bi ñuy def suñu première réunion commission bi ñu ne candidat bi dafa war a indi nangam loolu defoon na ay débat ay fan mag ñi nga xam ne ñooy la conférence des leaders dañu ni kenn du sas kenn dara lu waay am na ko indi ndax don de soi la ñuy def fii te loolu boobaak léegi amuñu ci benn njaqare amuñu ci benn jaaxle ndax boobaak léegi bépp soxla boo xam ne am nañ ko mi ngi faju te yaakaaruñu xaalisu bu ñu liggéeyul yaakaaruñu xaalisu keneen ku ñuy financé ci biti wala koo xam ne si def ñuy chantage ëllëg ci bu ñu xam ne si jël nañu maire bi donc moo tax ma am yaakaar ni fas yéene nañoo campagne comme ni ko ñeneen ñi defee fas yéene nañoo suñu message ak suñu programme ak li nga xam ne mooy suñu vision bépp Lougatois dégg ko
mu yegg ci sa nopp fas nañu ci def lu ñu mën mais aussi yaakaar naa ni kenn du ñu gën le campagne kenn du ñu gën a riche le campagne te aussi kenn du ni Yewwi Askan Wi campagne yu ñu jërëjëf. jërëjëf Abdou Lahad Ndiaye Doudou ñu fàttali rek à l'intention de ñi nga xam ni ñi ngi jël en cours que ni jataay bi édition spéciale la ñu duppe ko le grand entretien. Abdou Lahad Ndiaye di candidat coalition Yewwi Askan Wi pour la mairie de Louga dalaloon Alioune Badara Mbaye bu Njàmbur TV Doudou Diop bu Louga TV ak Pape Diakhaté kon Abdou Lahad pour ñu gën a wéy ci laaj yi lan moo tax Moustapha Diop ñu war koo jële ci bopp maire Louga ak lan moo tax Mamour Diallo waragul a mën a falu ci Louga. waaw jërëjëf sëñ Pape laaj bi moom xam naa ni tontu ci dina yomb ndax suñu engagé woo ni jàpp ni ñooy le meilleur profil jàpp aussi ni ñun la waa Louga war a wóolu yaakaar naa ni loolu moom évidence la si ñun jàpp nañu ni ñooñu moom dañ fee war a jóge mais nag pour leeral lan moo tax ñu war fee jógee damay wax ni jàpp naa ni ñaar ñi ngi ma laaj d'ailleurs sax xam naa ni lu tax nga laaj ma ñaar ñooñu te laajoo ma ñi ci des xëy na aussi dafa bokk ci liggéey bi nga xam ne si ni ñoom réussir nañ ko maanaam fexe nañ ba bëgg a gëm loolu Lougatois yi ni tànn bi entre bonnet blanc la et blanc bonnet fexe nañ ba gëm loolu Lougatois yi loolu te ñaar ñooñu noonu ñoom ñaar ñépp xam nañ fa ñuy fanaani ñoom ñaar ñépp kuñ ci tànn xam nañ fa ñuy fanaani te fa ñuy fanaani moom borom kër googa waa Sénégal gépp àndandoo doyal ci sëkk muy Macky Sall vraiment kon Doudou kon sëñ Pape ñaar ñooñu jàpp naa ni buñ leen di fii jëlee kenn du ma ni nañ jël kii ma dugg ci diggante bi wala kii jàll non ma naan ñoom ñaar ñëpp nañu ànd ñu puusandoo leen ñu seet ñu bees ndaxte aussi damay dégg démb maa ngi dégg ci télé bi maa ngi dégg aussi ci débat bi ñuy laaj bilan wu Moustapha Diop am na ku ko doon défendre aussi di wax ni di wax mais li muy wax lépp daanaka génnul tali ak ay làmp xam nga dafa am loo xam ne dafa yéeme dafa doy waar maanaam ñoom déjà taaluñu làmp yi ndax Louga insécurité bi dégg ngeen ko ñu koy wax aussi defaruñu tali yi parce que Louga moom loolu xam naa ne ku amul oto sax ngay toog di ko expliquer mais képp ku am oto xam nga ni soo jugee Dakar boo wàcc route nationale boo dugg cee Louga sa premier problème ak sa première remarque mooy kàmb yi ngay dugg di def nii di balancé wu oto mënu fi baax dara mënu fi baax donc loolu ñuy wax ñaari yooyu nga xam moom seen vision foofu la yem ñaari yooyu ñuy wax sax defaruñ ko te ñaari yooyu aussi même buñ ko defaroon tey dama bëgg a xam tali lan lay jariñ suñ Pape tali xam nga tali dañuy wax ni dafay jariñ pour le déplacement des biens et services xam nga loolu lay jariñ ay tali mais bu fekkee bien amul service amul lan la tali bi jariñ même bu doon damay wax ni nag li may wax nag mooy bu doon defar nan tali laay wax nga xam ne fële service ma yem bien amul service amul mais bu mu ne service mooy l'économie doxul ndax benn xeetu économie mu am Louga ci la ndaw ñi nekk muy Jakarta dinaa ci ñëw après donc service aussi amul ndax tey ay service de livraison service postal nga xam ne si ni tey danañ xam fu nit dëkk et cetera ñu mën a livrer ak yu ni mel nga xam ne am na ci dëkk sous région bi waxtuma man bàyyi naa di jël exemple li may wax sama gars yi bàyyi naa di jël exemple ay bitim réew ak ay France ndax sous région bi rek léegi ay service de livraison ak yu ni mel ak service postal nga mën a toog fii bind lettre dugal ko fii mu yegg ca kër diw ndax kër yi numéroté nañ ko xam nañu mbedd yi nu mu tudd ak nu mu mel dëkk yooyu yëpp am nañ ko fii Louga amu fi muy benn ñaareel ba mooy bu ñu taaloon lamp yi lamp taal ay lamp képp lan lay jariñ est-ce que maag yow bu ñu taalee lamp yi lu ñuy def dañuy toog di xoolante naan yaa ngi may gis maa ngi lay xool gis nga ma gis naa la taali lamp lan lay jariñ xam nga maanaam seen vision foofu mu yem noonu ñu bëgg koo gëmloo nit ñi man jàpp naa ni man daan naa dégg ci ay programme wala ay bilan wu Dabi Diagne bilan wu Mansour Bouna yàlla na yàlla yërëm yokk seen leer Mansour Bouna Ndiaye seeni bilan laa daan dégg tali ak lamp
tey bu ñu demee ba 2021 ñuy dégg ay bilan wu tali ak lampe ñu koy xëccoo kii naan ko taal naa fii kii naan ko taal ma fee te d'ailleurs la preuve pour wan ni sax loolu la gëm mooy tey ku ne xam na gis na ci dëkk bi tey ci suba lampe solaire yi machine bi koy monter oto bi mi ngi wër dëkk bi fu ne mu teg fa benn lampe ñaari lampe ndax Moustapha barki dem bi mu ñëwee Louga wax na ko nee na bientôt semaine prochaine da ngeen gis ay réalisation commencé mooy lampe te loolu du économie xam nga Louga problème bi mu am mooy économie moo amul fii économie maanaam da ngay xëy suba toog ba ngoon jot bu dee ku jógee biti feneen la ci bitim réew nga ñëw fi boo ñëwee aussi da ngay xëy ba toog jot amoo dara loo def activité amu fi xale yi liggéeyuñu mag ñi liggéeyuñu jigéen ñi liggéeyuñu loolu pour man politique bi ñuy war a def ñoom foofu lañ ko war a centré te ñun nag loolu la ñu indi foofu la suñ la ñu centré suñu vision foofu la suñu programme nekk ngir fexe ba ñun gannaaw taali laa ko defee tali lu nga nekk dëkk naat ndëkk boo xam ne si nii boo fi duggee lépp loo soxla da nga ko fi am bañ a génn biir dëkk bi loolu mooy li nga xam ne si nii mooy suñu vision ndax xam nga jaaduwul tey boo bëggee yenn xeetu siège yi sax da ngay dem ba Ndakaaru Louga boo bëggee yenn xeetu seetu yi da ngay dem ba Ndakaaru boo bëggee njàng mu baax da ngay dem ba Ndakaaru ndax gis nga ni fii yaakaar naa école de formation yi ñaari école de formation ñoo fi nekk boo bëggee bu ñu amee bac dañuy dem bitim réew dañuy dem Ndakaaru xam nga loolu moo dul yoon loolu nag li ko waral mooy bu ko fekkee da ngaa am ay maire boo xam ne vision ci tali ak lampe la yam aussi nga am maire boo prétendant wala bëgg a nekki maire muy Mamour Diallo nga xam ne moom it programme moom bi yëpp génnul loolu jafe-jafe day am suñ pap loolu daal moo tax ma jàpp ni war nañ leen a mën a fee jëlee teg ñu fi ñun ñi nga xam ne indi nañ programme indi ay partenaires te programme bi aussi nag au-delà de d'être un programme inclusif nga xam ne maanaam ñëpp dañ ci gis seen bopp mais c'est un programme participatif programme la boo xam ne ba ñu demee bitim réew moodu bu ne bu ndajeeg yow dama naan lan nga xalaat ci investissement Louga ndax am nga foo investir léeg-léeg nga daje ku ni la investir naa lu baree bari am naa ay kër Ndakaaru nga ni ko Louga mu ni la genn kër ga ma dëkk laa fa am nga ni ko lu la tere investir mu ni la nan laa koy defee jeunesse bi accompagner wuñ leen amuñu formation amuñu compétence lan nga bëgg ma fa nga fay jéem investir nan nga du ma fay defee usine naka laay amee sax main d'œuvre boo xam ne danañ ko def bu fekkee jeunesse bi formé wuñu leen et cetera donc programme boobu noonu di leen déglu ñoom seen i jafe-jafe moo tax ñu indi ko dugal ko ci mu nekk un programme inclusif et participatif aussi xam naa dinañ ci ñëw après bu gën a yaatu jërëjëf. jërëjëf Abdou Lahad gannaaw ba nga indee ay éclaircissement ci maanaam question bi la grand pape posé man damay rester rek ci mouvance bi yem Louga gis na Louga toit yu bari ñoom dañuy ñaawlu li nga xamante ni rek moom mooy ñàkk teewaayu le ministre maire Moustapha Diop moom mi nga doon wax tout à l'heure maanaam absence am dafa bari fii lool ci biir diwaanu Louga ba sax ñu bari tamit yow jàppale comme un immigré tey jii ban tontu ngay indi ci li nu mel. waaw Badou laaj boobu aussi xëy na ñàkk waxtaan ak nit ñi mooy waral xëy na nit ñi duñu xam aussi wala aussi sax ay adversaires politiques di ko utiliser pour mëg a yàq mais sànq bi may wax sama parcours maa ngi wax ni 2014 dama ñibbisi bi ma ñibbisee bokk na li ma motivé woon pour ma ñibbisi mooy jàppoon naa ne man bokk naa ci ñi nga xam ne wóolu woon nañ Macky Sall 2012 bokk naa ci ñi nga xam ne campagne nañu pour li fi nekk jóge fi bi mu wootee ay programme di lancer ay lu mel ne un programme bu ñu doon tuddee programme PSEJ bi mu ko wootee man wuyu si woon naa man nee naa comme yor naa ay xalaat ci wàllu yi muy wax domaine yooyu noonu naa ñëw bi mu ñibbisee Sénégal 2014 malgré bac plus 7 bu ma am dama inscrire université Cheikh Anta Diop licence bac plus 3 pour mën a suivre seen formation yooyu noonu ma def benn licence bu ñuy dans le domaine de l'agrobusiness et bi ma noppee comme yoroon naa un projet dans l'agrobusiness aussi ma présenté projet bi soumettre leen ko mais yàlla dogal ni jëluñu ma mais ñoom sax laay wax ci seen i pexe ak seen i tappale ndax booba xëy na yënguwuma ci seen biir nekkuma un politicien aussi loolu tax na xëy na jëluñu programme boobu ci la continuer sama yoonu bopp investir dans d'autres domaines 2014 boobu nag particularité bi mooy bi may ñibbisi sëñ Pape yaa ma ko doon laaj sànq
dama ànd ak soxna si dama ne ko jógal ñu daw ñu dem Sénégal dama ne ko jógal ñu dem Sénégal suñu dëkk lañu war a développer moom yàlla dogal na aussi mu nekk un ingénieur en génie civil maa ngi koy nuyu d'ailleurs au passage ñu ñëw Sénégal moom it amoon na sax tuuti njàqare ndax nee na moom laxat bu ñu demee Sénégal la ñuy def et cetera lu ñuy dundee nangam nit ku ñuul la sénégalaise la fii la juddoo Louga la juddoo yaroo Louga jànge Louga aussi waaw d'ailleurs bi may tudd sànq maa ngi naan la sëñ Moustapha Dia bu Baye Maodo Dia yaayam ak yaay sama soxna ñoo bokk ndey ak baay donc fii la dëkk Louga jànge Louga moom it yàlla dogal mu demoon France ñu xamante fa bi ñuy ñëw aussi indaale njaboot gi bi may ñëw dama indaale xale yi indaale ñëpp indaale aussi un projet entre quoi un programme ak de l'engagement ak yaakaar 2014 laa ñibbisi ba ma ñibbiseeg léegi moom aussi pour rassurer ko li ma njëkk a def mooy fexe ba mu am liggéey dans une entreprise boo def génie civil fa la nekk boobaa léegi ba fan yii lay doog a créer entreprise bu boppam donc pour wan ni rek sama soxna fii la ne samay doom Sénégal la ñu ne école sénégalaise la ñu nekk te yàlla xam na ni mënoon naa leen bàyyi foofu wala sax mënoon nañu fa dem et cetera mais booba fii la ñu nekk ñoom fii la ñu dëkk fii la ñu nekk donc man Sénégal laa dëkk Louga ak Ndakaaru diggante bi fii lay jaabante ak Touba xëy na foofu sax la samay tànk gën a bari donc kon Louga laa dëkk ñibbisi naa depuis 2014 investir fii di jàppale ay ndaw di jàppale aussi sama bopp pour aussi développer économie dëkk bi mais loolu aussi Badou dina am lu ma la ci leeral tuuti dama jàpp ni aussi wax la boo xam ni man dafa may def ree sax léeg-léeg ndax bu fekkee ni ku tukki woon nga wuti am-am wala nga wuti xam-xam nga am ko wuti expérience am ko ñibbisi ñu ni la dëkkoo fi loolu man dafa may def ree damay jàpp ni kon mbir mi xamatuma lu muy nduru ndax boo fi juddoo yaroo fi jànge fi ba am ñaar fukki at dem wuti xam-xam wuti fa aussi mën-mën ndax liggéey nga fa ay quelques années pour am expérience ñibbisi ñu ni la dëkkoo fi loolu man damaa jàpp ne ay ree la maanaam ñu ni la doo munoo ñoo jiite munoo indi xam-xam ba nga jàngi woon ndax dëkkoo fi fële nga dëkk demal toog foofu noonu dellul foofu noonu nga toog fa loolu lay nuru te loolu ay nax la yoo xam ne aussi politiciens yi dañu koy faral di def dañuy bëgg ñun ñu nekk ca bitim réew wala aussi moodu yeeg diaspora bi ñi nga xam ne bëgg nañoo dugg ci mbir mi ndax ñoom seen chance mooy tukki nañu dem nañ bitim réew gis nañu la fa ne gis nañu développement bi gis nañu ni ay nit dong ñoo ko porté amul dara loo xam ne si ni lu compliqué la ñu bëgg ñëw dañuy bëgg di participer ndax am na ay association xam tudduma leen sànq mooy association yoo xam ne association de la diaspora la ñu ñoom ñëpp dañu bëgg a participer ci élection municipale yi ndaxte xam nga élection yi dafa am une particularité moo xam ni dinaa ci ñëw après maanaam 2014 2013 bi ñu defee acte 3 de la décentralisation daanaka suñu dëkk yii ñu nekkee nii ay mën nañoo ko jàppe ay réew yu ndaw lañ ndax dañoo jël ay compétences yoo xam ne si ni état bi moo ko yoroon di ko def ñu wàccee ko au niveau des collectivités bi ñu ko fi wàccee ça veut dire quoi ça veut dire que ni tey dëkk am nga droit dem wuti ay partenaires privés dem nga droit wuti ay partenaires internationaux pour mën a liggéey ak ñoom. mën a indi ci sa dëkk te doo jaar ci gouvernement bi wala ngay jaar mu lay indil ay jafe-jafe moo tax élection yii nii ñu fas yéene cee boole ñëpp rawatina waa diaspora donc kon Badou tontu boobu loolaa ci tontu aussi ma wax exemple benn bi mooy joxe mooy suñu référence nga xam ne moom lañ tuddee suñu quartier général bi muy Baye Djili Mbaye Baye Djili Mbaye xam nga ni bu fi néewloonu wàllu ñaaw mën nañu wax loolu wala njàmbur ñaaw la ñuy wax su fi néewloon njàmbur ñaaw ndax lépp loo xam ne si ni infrastructure publique la mu wax fi def te ku wuti woon la xëy na am la wuti woon ak xam-xam waaye yàlla dogal na may na ko am te sous région bii ngay gis nii fépp foofa dem ba léegi tey ay entreprise am ak ay investissement am ma nga fa di jur lu bari di liggéeyloo dëkki waa ay réew doomi waa dëkk boobu noonu te bi mu amee dafa ñibbisi Louga te bi mu ñibbisee Louga bu ni ko woon dëkkoo fi Badou dana ñaaw de njàmbur dana ñaaw de bu ni ko woon doo xam-xam ba nga wuti woon doo ko wàccee dana ñaaw xam-xam la am la wuti woon ba mu ko amee dafa ñëw ñibbisi toog ci dëkk bi investir ci dëkk bi jàppale waa dëkk bi defaral waa dëkk bi kon moo tax ma jàpp ni képp koo xam ne si nii ci diaspora bi nga nekk jàngi woon am xam-xam bëgg ñibbisi boo ñëwee na ngeen engagé wu dugg ci lii nga xam ne si nii mooy naka la ñuy sàmmee bëgguma ko tuddee politique xam nga politique boo ko waxee léeg-léeg
dañ koo ñaawal ñoom ba ku ci dugg da ngay xaw a am looy sàmm ak looy bañ ak léeg-léeg sax nga am kersa wax ni damay politique léegi man léeg-léeg ma dem ci samay xaritu sëriñ soo xam ne damay am kersa sax ni leen léegi damaa dugg ci politique bi mais man dama ko bëggoon ñu koy tuddee xidma ndax loo xam ne da nga ni dama bëgg a dimbali askan wi fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot si ñu xool nu mu gën a rafete ñu koy def te lépp ñu teg ko ci don de soi wala nangam loolu yaakaar naa ni lu sell la lu tedd la loolu nag ñoom ñoo ko bëgg a ñaawal ba di ñu ko bañ ñu koy def moo tax derrière suñu candidature bi am na loo xam ne ma profité ci wax ko tax nuyu ma leen muy ay cadres yoo xam ne ci benn mouvement la ñu bokk ñu leen di wax la génération Louga avant tout maanaam Louga avant tout ñoom dañu ni l'intérêt des Lougatois avant toute chose ëpp nañ plus de 30 ingénieurs yoo xam ne tey seen xam-xam mën naa ci citer koo xam ne barki démb mi ngi fi woon d'ailleurs maa ngi koy nuyu au passage Serigne Moustapha Sarr oto boo gis fii nii ci Sénégal wala ci bitim réew ak partout nga xam ne ci ni Renault la wala Peugeot système de anti-pollution bi ñetti nit ña ko doon programmer moom ci la bokk moom daanaka la ci ëpp sax moo ko doon def te Lougatois la fii la dëkk barki démb daf fa vacances yi def fi 1 mois màggal delluwaat kooku tey bokk na ci cadre yoo xam ne si ni ñu ngi ci génération Louga avant tout mën naa la limal aussi ku ñuy wax Mohamed Baba Seck ku ñuy wax Gagne Sidi Ndiaye ay ñoo xam ne tey ay Lougatois la nekk bi ñu nekkee fii dañ leen a ràññee woon ci seenum njàng ñu nekk ay ñoo xam ne ñoom ñëpp ay bac mention lañu amoon dem bitim réew jàngi am xam-xam tey lu ñuy xaar mooy ñu am cadre de développement boo xam ne si ni autorité yi dinañ ko créer ba ñu mën a ñëw impulser développement Louga ñëw indi seen xam-xam d'ailleurs am nañ ay projets yoo xam ne si ni mi ngi jëm ci wàllu éducation wala jëm ci ay universités yoo xam ne dañu koy liggéey fii ñu mën koo defee suñu dëkk fii ñooñu tey buñ toxewee naan leen bu dëkku leen fi dañ leen a importer bu leen fi ñëw mooy dañ ñoo bëgg a naxaat na xale yi lànk na Lougatois yi lànk te lii ngeen def tey fexe leen ba candidat bu ne mu def ko na ku ne ñëw wax la li mu nar ci dëkk bi wax la ni mu ko nammee ak naka la ko nammee ak yan moyen la koy defee wax ak nit ñi lu wér te loolu mooy respecter nit ñi respecter Lougatois yi am na politique boo xam ne dafa war a jeex am na xeetu politique boo xam ne badu dafa war a jeex donc nag kon pour gàttal rek ci laaj bi fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee wuti woon naa am ak xam-xam yaakaar naa xëy na xam-xam bee ci ëpp am bi waaye fas yéene naa ko ànd ak samay àndandoo sama équipe fas yéene ko ànd ak suñu coalition bi waaye Yewwi Askan Wi fas yéene ko ànd ak ñi nga gis ci ginnaaw ñu samay rak fas yéene ko ànd ak aussi suñuy mag yi fi nekk te def ñu confiance jiital ñu ngir développement dëkk bi. voilà Abdou Lahad nee nga wuti woon nga xam-xam ak am c'est vrai xam-xam ci politique dafay am ndax da ngaa jékki-jékki rek ànd ak xëy na say partisans politique ci élection municipale yi ñu jëm wala da nga ko mbapat avant mbapat mooy ndax Abdou Lahad Ndiaye politicien la woon avant nan la demee sa ancrage ci politique benn la beneen bi mooy coalition Yewwi Askan bi comment ça a été le casting parce que wax nga Lamine Diaw xam na ni Lamine Gueye directeur Codi microfinance ay melevé la woon bi ñuy choisir mandataire bi wala nan la demee waaw Doudou question bi moom xam naa ne tontu bi dana du gudd yaakaar naa ndax bu ma bëggee expliquer sama carrière politique moom xam naa dañ naan ma tojoo fenn loolu lañ ma xale yi wax ndax man awuma carrière politique damay faral di wax ni du ma politicien maanaam damay faral di wax aussi sama gars yi ma ni li ñu bëgg bu ci suñu gars yi buñ ci tegee woon yàlla xam nañ dañ leen di bàyyi ñu doxal ndax man xëy na li doon sama passion mooy industrialisé ci business laa nekk man loolu mooy sama métier loolu laa xam ak informatique digitalisation yu ni mel loolu laa xam moo tax ma ni du ma politicien dama bokk ci Lougatois yi nga xam ni ak wala sénégalais sax laay wax ndaw ñi nga xam ne jàpp nañu ni tukki nañu gis nañu ci bitim réew leneen gis nañu aussi ni lii ñu nekkee mënutul wéy mënutuñu dund mënuñu nekk dëkk yoo xam ne dañu coloniser pendant 500 ans nañu maanaam esclavage jàpp suñuy maam di takk di yóbbu et cetera dem ba mu yàgg mu doy ñu coloniser ñu ñëw ni ñu mënalu leen seen bopp dañ leen di jiite dañ leen di daggal seen dëkk yi fii Ndakaar la tudd fii Rufisque fii nangam wut seen drapeau pincé tout nangam coloniser ñu wax ñu nu ngeen di def loolu jeex ñu xataraayu ba ñu am ngeen indépendance ca dem leen ñu continuer sur la ñuy tuddee le néocolonialisme
maanaam ñoom ñu nekkaat fi am ay mémis ci suñuy ressources téye ñu mënuñoo développer ñu nekk ci loo xam ne au-delà des aspects sous-développement mais aspect kersa gi ci nekk dafa ëpp boo génnee bitim réew léeg-léeg surtout nag bu fekkee ni da ngay nekk di liggéey ak tubaab yi léeg-léeg wala ngay liggéey ak wala nga yilif leen sax léeg-léeg am na foo xam ne doo fa ñemee yegg ak ñoom ndax fa nga bàyyi ko fa nga bokk muy loo xam ne dafa sax ruslu ñuy continuer comme ça ñuy continuer nekk ci sous-développement avancé bi nii dafa sax ruslu mu bokk ci sénégalais yooyu nga xam ne jàpp nañ ni dootuñu ko bàyyee ak ñii des politiciens yi maanaam ndax amoo xam-xam boo amul xam-xam aussi tu te fais pas entourer dañu am xam-xam bu góo ko am xam-xam ku am xam-xam bu jógee bitim réew wala mu jógee feneen wala mu jógee ci biir réew mi da ngay fexe noo ko faagaagalee bëgg lu baax aussi bëgg indi lu baax ku indi projet et cetera nga fexe ba du mën a sotti et cetera yu ni mel ñoom ñu mel noonu nga xam ni moom moo tax ñu toll fi ñu toll nañu waxante xam nga léeg-léeg sama gars yi léeg-léeg bu may wax ak opposant yi dama leen di wax ni leen non waa pouvoir bi laay wax dama naan leen sincèrement parler débat bi du gudd lan nga lan laay wax mooy est-ce que li nga am lépp li nga bëgg lépp am nga ko est-ce que vraiment Louga fii nii yaa ngi boo feebaree da nga faju correctement est-ce que boo jaaxalee doo dem Ndakaaru ku jaaxle Ndakaaru dem Maroc ku jaaxle Maroc dem bitim réew et cetera fii man barki dem visité naa fii nga xam ne si nii mooy maternité bi nga xam ne xale yi yiy doog a juddu te matuñu fi ñu leen di def crèche bi demal nga xool dudu faw nga dem fa xool faw ngeen yóbbu fa seen caméra yi xool ngeen xool yan condition la xale yooyu nekk sage-femme bi daf mu ni ma ñii de dañ leen di jàll nii waaye boo fi ñëwaatee ëllëg daanaka genn wàll gépp dañuy faatu maanaam mu nekk loo xam ne si ni décence mayeetu ko mënatuñu continuer xam nga un moment donné mënatuñu continuer di sabaru di tëgg di fecc di caaxaan di maye xaalis mel ne tout va bien alors que la population ñu ngi ci naqar woo xam ne ak métit woo xam ne jéggi na dayoo loolu nekk kersa boo xam ne si ni tey ay jàngoro xam nga boo waxee ñu ni la sibiru yooyee koy indi ak ndox mi bitim réew ñooñu ëpp ndox ñooñu ëpp ay garab te xeex jàngoro yi jugee na fa dañu koy def suñuy moroom lañu ñoo jàngandoo xam et cetera ñoo nekk ci instance yi parce que dañuy respecter li ñu war a def respecter procédures yi liggéey et cetera investir maanaam amul ay tappale amul ay lekk xaalis amul dara et cetera xam nga loolu moo tax duudu sama classe gi bàyyi li ñu doon def arrêté ni c'est bon on va arrêter xam nga tey bu mu amee benn message boo xam ne bëgg naa tey ku fi dem yóbbaale ko wala sax ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ñuy déglu waa pouvoir bi su ma amee benn wax boo xam ne si ni ñoom mën nañ koo jàpp nga xam ne buñ ko déggee ci wax ji mën nañoo fay seen télé te pare ci wax ji mooy rien ne sera comme avant maanaam dara dootu mel comme loolu buñ ko déggee ku ko ci dégg ci ñoom mën ngaa fay sa télé xam ne waxuma fi lu gën a rëy loolu waxuma fi lu jar a gën a waaj loolu ku ko dégg mën ngaa dem loolu la am la may wax ndax xam nga lu tax gàcce gi dafa ëpp ndax dañuy wax ñu baax ñu ma fi tudd dégg nga leen ku tedd gi sëriñ bi Cheikh Sëriñ Alaaji Malick maanaam dayo bi ñu am nga xam ne ay intellectuels yoo xam ne si ni xalaat nañu ci lépp sànq fii bi may wax nii maa ngi wax naan politique bëgguma woon ñu tuddee ko politique xidma laa bëggoon ñu tuddee ko xidma ndax xidma Sëriñ Tuubaa da ko conceptualiser le don de soi bi ñuy wax nii tey d'ailleurs loolu sax mooy tax moo lay tontu di wax ni man loolu moo tax ma dugg ci politique bi xanaa xamoo loolu tax sama ànd ak Pastef yomb ndax Pastef damaa ñëw fekk leen dégg leen naan don de soi pour la patrie def te yàlla tax loolu man xëy na bi may wax sama kër fa laa jóge man Hizbut Tarqiyyah laa jóge fa laa jàngee bi ma fa jógee dem di jàngale en même temps école ba dem bitim réew Hizbut Tarqiyyah googu noonu dañu fay doon jàngale la conception politique de Cheikh Ahmadou Bamba di wax li ñuy waxal xidma maanaam xidma mooy def te yàlla tax sëriñ bi dañuy wax ni moom dafa ni moom ñaari tur rek la am mooy Abdoulaye wax Xaadimu Rasul mooy def ci nit ñi te yàlla tax loolu man sama ADN la bokk loolu bu ma ko déggee ci benn parti politique ñu koy wax mu mel ni ñuy wax Pastef ñuy wax waxu fraternité di wax éthique nga xam ne éthique ci biir jom ngor moral et cetera moo ci ne dama ni sama gaa yaa ngi nii kii moom yaakaar naa Pastef baat bi yaakaar naa sax du nen
maa ngi jégalu nag di tudd lu bari Pastef waaye foofu laa bokk man foofu mooy ñooy sama parti politique ñooñu aussi loolu moo ma boole ak ñoom te aussi bi ma ci engagé wu dootu mais toujours nekkuma politicien dama gis Ousmane Sonko même bi ma ñëwee 2015 daje na ak moom waxtaan ak moom et cetera teewul maa ngi koy bàyyi xel waaye boobu léegi engagé wu ma woon mais bi ma demee toogaat benn jamono dégg ni ñu ngi koy yóbbu ci conseil de discipline et cetera pour waaj koo faagaagal war koo dàq guddi gi nga xam ne si nii def nañ décret bi yaakaar naa le 27 xamu le 26 août 2016 lay doon boor yooyu bi ñu defee décret bi ci guddi googu noonu bi ma ko liiree dama tëb ci lal bi ma toogoon ma ni non lii mënul nekk vraiment nii amuñu lu ñuy bañ ci guddi googu ci saa si ma créé benn compte Litchi benn compte boo xam ne dañ ciy def xaalis tiir jàppale nit ma créé ko pour jàppale président Ousmane Sonko nii kii ku ñu war a jàppale la kii aussi ku ñu war a déglu la ndax wax dëgg ak aussi dénoncer li nga xam ne doxul nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ni doxul bu fekkee taxee ñu dàq la sacrifier sa carrière amatuloo salaire amatuloo carrière amatuloo sa liggéey bi nga xam ne si nii ba nga koy am aussi gouvernement mayuloo ko dépôt de dossier mayuloo ko da nga def concours bi nga xam ne moo nekk concours yi gën a jafe ci dëkk bi nga am ko ñu xëy suba ni la dañu lay dàq comme ça ma ni loolu metti ma créer compte boobu noonu ni lu waaye am def ci ma def ci 50 euros je me rappelle guddi googu noonu bi ma ko defee le lendemain waa Pastef fii ndeysaan maa ngi nuyu bu baax sëñ Aboubacar pur la bokk kooku xëy na yàlla moo dogal tey ñu àndaat pur la bokk moom moo gis lien bi bind ma ci Facebook ni ma li ngay def de lu baax la vraiment mais bëggoon naa nga ànd koog waa Pastef ndax xam naa leen boole maa ku ñuy wax ci Ahmed Tidiane Sall à l'époque moo doon coordinateur Pastef France mooy wax ak ñoom ñu jël li ñu doon def boole ko jàppale président Ousmane Sonko ma continuer di ko suivre di ko topp ci bis boobu daal bi mu gars yi ni ma aussi da ngaa war a ñëw bokk Pastef ma ni leen dina ànd ak yéen waaye du ma politique ndax man du ma politicien yàlla xam na loolu laa leen wax du ma jël benn responsabilité mais boo duggee nag xëy na la lay poussé ba tax ngay jël responsabilité leneen lay doon ndax boo duggee aussi da ngay gis ndaw ñoo xam ne dañoo bëgg seen réew ndaw ñoo xam ne dañuy sacrifier pour réew mi dañuy am xam-xam aussi lépp bu def ko ci dëkk bi ci looloo tax ma engagé wu ma ni ñii nag duñ ma gën a gore dëggal sama bopp jot na jënd carte de membre bokk Pastef bi ma ci bokkee bari na ay responsabilités yoo xam ne amoon naa ko te kenn tabbu ma ko woon ndax programme officiel Ousmane Sonko 2019 site bi nga xam ne si ni moo ko def mooy support numérique bi parce que dama ni woo gars yi ni leen programme bi ndax am na support ñu ni ma amul na support numérique ñu ni ma xalaataguñ ko de yaakaar naa am na daal benn site bu ñuy kii waaye yaakaar naa ni daal jàppandeegul ma créer loolu boole ko ànd ak ay patriotes nekkoon chef de projet bi def ko muy le site jotna.org bi nga xam ne suñu programme officiel fa la loolu it aussi ma ànd ak ñoom liggéey bi ànd ak yeneen patriotes yoo xam ne maa ngi leen di nuyu aussi muy waa bureau bi nga xam ne fa laa bokk muy SNIT muy secrétariat national à l'IT et à la digitalisation man samay responsabilité ci Pastef fii national loolu la lépp loo xam si ni projet la jëm ci jumtukaayu xarala yu bees yi ak jëm ci infrastructure man may responsable bi man may rendre compte directement samay njiit ñoom ñooy rendre compte président Ousmane Sonko looloo tax ma engagé wu bi ma engagé woo nag yàlla dogal aussi en même temps comme ni may wax comme du ma fi géej te damay dem ak dikk aussi en même temps sama njaboot ne fi ma fi ne ci laa ànd ak waa Pastef fii fi ne ci mën naa ciy citer sama coordinateur départemental Aliou Fall sama coordinateur communal Ndiak Sarr ak samay xarit yoo xam ne ci biir lañ nekkoon mën naa ciy citer Pamoussa Sy Boiro ñooñu bokk na ci ñi nga xam ne ñoom laa njëkk a jege ñoom Abbas waxtaan ak ñoom au fur et à mesure ñuy wax koo ci waxal rek wax ko aussi programme ak sa bëgg-bëgg daanaka naturellement comme patriotisme bi ne ci ñoom yàlla xam na ni dañ naan la laat doxalal ñu dem amul ay yow la ñu kii amul nangam dañ naan la doxalal ñu dem vraiment mën nañu ànd ak yow ñu ànd ak man ci looloo indi sama engagement patriotique looloo indi aussi ma ñëw ba yegg si fii kon nag xam naa ni ñu ma ko neewoon naa du gudd ndax toju ma fenn waaye Pastef rek laa xam mooy sama parti politique ci laa ne ba yàlla dogal nag tey ñu ànd ak ay parti yu am valeur yoo xam ne si ni ñoom la nekk ci coalition Yewwi Askan Wi nag bëgg naa ku ne xàmmee ko ku ne gis ko xam ne mooy coalition bi nga xam ne moom fas yéene Yewwi Askan Wi loolu xëy na après dinaa ci dikk lan moo waral baat bi lan moo waral Yewwi Askan Wi lan moo waral ñu tënke ko doon incha allah jërëjëf